salaamaaleykum Mame Abdou Guèye Kassé. maaleykum salaam DJ Boubs. ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu aussi Père Ngagne bu ma xam ne moom laa bokkal plateau bi. dañuy àndandoo ak yow ci Success Story tey ñu dem seeti ki nga xam ne moom moo indi cak-cak. waaw li nga waxee Boubacar noonu la donc tey ku ñu seeti moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Samb moom moo créé li nga xam ni moom mooy cak-cak di société bu yëngu ci wàllum livraison fépp ci àdduna bi. donc lépp loo bëgg lépp loo soxla rek dañ la koy livrer dañuy livrer sax nit boo bëggee donc moom dafa jàng ba noppi daal di jóge France ñëw fii donc ba muy tàmbali benn moto la tàmbalee. benn moto. waaw tey jii nit ñi toppandoo nañ ko de. waaw tey jii mu ngi si juróom benn fukk. maanaam 60 moto. incha te allah ñu bëri tey jii di def métier livraison si moom lañu jàngee mbir mi. cak-cak kay la ñu xam Alaaji Ngagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sidi Boubacar di la ziar ci ajjuma ji nga xam ne bu dee tubaab yi jour de l'an lañ koy wax. waaye bu dee wolof yi tey mooy benn fan ci atum wolof. kon ñu lay ndokkeel di ndokkeel Sénégal gépp ñaan yàlla at mii ñu dugg yàlla na si yàlla def sutura def ci xéewal te jàngoro ji yàlla na ko yàlla nasaxal. amiin waaw amiin jërëjëf Alaaji Ngagne tey ñuy waxtaanee solos yaay buy nàmpal doomam ak weenam. ci lañ doon gën a yaatal waaye yàlla dogal xam nga comme taw bi. waaw sunu invité bi xaw a am gàllankoor. mais loolu mënees na cee am luñ ca jukki. ci diggante boobu ndax boobu ba léegi xam nga bi ñu commencé ak léegi ñi ngi woon ci ndaw li niñ koy tuddee nañ koy indee ni mu toogee waaye da ngay xool liir bi bu juddoo lan lay njëkk a lijjanti connexion bi koy jox digganteem ak weenu ndey ja mënul wax gis ba leerul waaye kenn lu koy ommat ba mu mën faa jëm ni ko ndey ji leewoo ñoom ñaar ni ñuy xoolantee ak bu lu ko wax ne ko loolu ci gémmiñ la war a jaar loolu dama lu ko jàngal naam lu ko jàngal mais dafa newoon ca biir ba ca cordon ba foofu la njëkke di nàmp liir judduwul rek nàmp dafa cordon ba waaye daawul jaar ci gémmiñ gi waaye ca jumbux ba di ko alimenté ci biir waaye nag kéemaan gi mooy lan moo ko wax ne ko ci gémmiñ gi la war a jaar nag pour mën a am kàttan loolu nag xam nga dinañ ko gën a yaatal côté boobu aussi dinañ ko gën a yaatal ba ci gynécologue yi ba ci pédiatrie yi ba ñëw ci loolu nag parce que li ñu bëgg a tabax mooy ndaw li nga xam ne dañ koy teel a defar ci xel dañ koy teel a defar ci wér dañ koy teel a suuxat ba nga xam ne bu commencé raam ba taxaw te kaay ma wax la Boubacar foofu lu doy waar a nga fa ndekete ku dugg àdduna rek da ngay bëri si boo ko waxee dina xaw a jaaxal nit ñi waaye xoolal kuus lu mu lay jox ngemba waaw xale buy raamee bay jóg lu muy taxawee taxawaayu mbër day teg tànk di ñetti loxo bi lu mu gis yóotu ko lu mu gis téye ko nga gis muy kaddi mi ngay confronté àdduna ma ngay songante ak àdduna nekkati nit foofu lay commencé bëri ak àdduna waaw loolu yëpp nag dinañ ko toj waxtaan ceeg ay borom xam-xam ñu wax ñu xale bi réflexe boobu lan moo ko koy defloo fan lay jëlee boobu réflexe fa mu koy jëlee nampal ak wenn solo bu mu am mooy bi mu am du maanaam day tax feebar yu bëri du dab xale bi foofu sax da ngay xool gis nga xale booy raam xam nga lu mu jot sax bu dee day namp lu yu ci ëpp du ko gaañ mais xoolal xale bu feree rek bu commencé lekk laal loolu rek musiba commencé ko daal kon lan moo ne ca ween wax lan moo ne ca soow ma lan la composé wu loolu yëpp dinañ ko lijjanti xool parce que ki nga xam ne mooy nampal aussi nan la war a def ci santeem ci waajal bu nekkee grossesse ak nangam lan la war a lekk lan la war a jëfandikoo lan la war a bàyyi lan la war a moytu ndax mi ngi préparer xale bi sàq ween sàq la dafa mel ni borom bi daf fay denc sàq la lii ki nga xam ne moom la indi ci àdduna kii ñëw moom la war a lekk sàq la ween sàq la sàqu bébé bi la sàqu liir bi la mu war a dundee ba dëgër ba mën a raam ba déwén fa lañ koy denc sey borom bi moo kéemtaane dañ ci dellusiwaat incha allah damay àndandoog Mame Abdou Guèye Kassé ñu dem xool élément bi nga xam ni moom la def ak ki nga xam ni moom moo sos cak-cak ba tey ñëpp nekk ay livreur ci réew mi ñu dem xool ko te ñëwaat. Tok Tok Sénégal.
samay début moom c'était compliqué métti woon na trop ndaxte waaw boobu maa ngi doog a jógee France ñibbi si pare jàng normalement boobu yoon mooy nga dem bureau dem liggéeyi uti liggéeyi mais man au lieu de ça damay créer sama propre entreprise et que jamono jooju tamit bon jeunes yu bëri nekkuñu woon ci entrepreneuriat ma jël ay risques yu bëri waaw sama waa kër nag ñu bëri dañ ma doon wax est-ce que wóor na est-ce que dina dox et cetera mais nag voilà jàppale nañ ma ci bu baax benn moto laa commencé woon benn X9 maa ngi ko jëndee woon 400 000 et après nag yàlla def waaw entreprise bi màgg Sénégalais yi adopté ko et voilà ñëpp ñoo jàpp ci daal. En dépendant ñu ngi ci 10 et en indépendant bon on a une bonne 60aine et au besoin dañuy woo ay livreurs ñu ñëw mais bon ay livreurs yoo xamante ne seen ay propre moto lañ am ñi ci gën a bëri nag. Faut savoir que fii lañ jaar ñu ñoo leen former parce que bon bu dul entreprise càq-càq tamit dafay former ay jeunes ci métier de la livraison voilà de telle sorte que après ñoom dinañ mën dem créer seen propre entreprise màgg et cetera et cetera. ñu bëri toppaloo nañu fi d'ailleurs bon ñu ci bëri samay concurrents ay anciens employés càq-càq nañu woon mais bon loolu moom xéwal la rek loolu moom buñ lay toppandoo moom. Je pense que nañ la toppandoo ci lu baax et que bëgguma di may nit jën chaque jour waaw ma jàngal ko napp moo gën waxee may jën chaque jour et maa ngi gis ni jeunes yu bëri instant bi nii waaw ñu ngi ciy lancé wu ñu ngi lancé wu ci entrepreneuriat am na ñu ci def ay jéego yu rafet sax waaw et maa ngi leen di féliciter di encourager tamit yeneen jeunes yi pour ñu dugg ci. À l'horizon 2025 bon suñu objectif déjà mooy déployer wu dans la sous-région et mis à part cela bon créer encore plus d'emplois. Diversifier nos activités, nous sommes en train de mettre en place certaines innovations et voilà loolu la rek ñuy gën a màgg et que jéem a def ba verrouiller Afrique bi parce que bon ñun Sénégal moo ñu ñor en particulier Afrique en général voilà loolu daal mooy suñu objectif à l'horizon 2025 incha allah. Nous livrons dans tous les pays du monde waaw nous livrons dans tous les pays du monde. Mais nous sommes au Sénégal, nous sommes basés au Sénégal, mais nous livrons partout dans le monde. Lépp la ñuy livrer comme je disais tout à l'heure. Toc Toc Sénégal. moom yëfam bi dafa mel ni dafa organisé di. waaw très organisé Boubacar ni nga ko waxee noonu la bon moom lu ñu mën a jàngat ci waxtaan bu ñu am ak moom mooy que ni soo jàngee Europe ba ñëw bul toog rek di wax ni maa ngi déposé fu nekk aw ma liggéey. Donc li nga jàng loolu dafa la war a servir ngir nga mën a dugg ci entrepreneuriat moom loolu la def parce que déjà ba mu ñëwee mu ngi ak ay diplôme am mënoon na nekk di wër ci entreprise yi di déposer pour ñu jël ko mais defu ko mais ba mu ñëwee dafa ni il faut man ma ber sama daara parce que li ma jàng noonu je pense que su ma demalee sama bopp moom mooy gën te dinaa mën a aussi créer ay emploi donc mu nekk début yu difficile parce que déjà comme ni mu ko waxee benn X9 la jëndoon à 400 000 francs ba muy door donc c'était pas évident les membres de sa famille sax gëmuñu woon ni dina réussir gars yi ñu koy wax yow li nga dugg xam nga ni du dem Sénégal loolu gars yi gëmuñu ko affaire yooyu mais mu gëm boppam donc persévérer benn di teg tey jii ba mu ngi employé lu toll ci 60 personnes donc ay 60 motos en indépendant ak 10 yi nga xam ni day collaborer ak ñoom. donc mu nekk lu am solo te tey jii comme ni nga ko waxee donc day livrer partout ci àdduna bi te livraison bi sous 48 heures mën nga jot sa colis. donc mu nekk li nga xam ni lu am solo la te ñu bëri tey jii di def livraison ci réew mi ci moom la ñu jaar voilà donc loolu moo nekkoon. ci moom la ñu jaar wala ci moom la ñu xool di ko def. waaw ñoo xam ne dañoo jaar ci moom. waaw beddeeku gis liggéey bi. dem jëndi moto ni moom. waaw def ni moom. non wax na ko xam nga déjà da ngay ñëw ci moom di liggéey léegi yow da ngay dem di gis ak clients yu mu lay booleel les clients yooyu petit à petit nga am sa carnet d'adresse léegi boo demee ba carnet d'adresse bi bëri. nga yow tamit nga écarté wu dem cey réew mi donc mu doon li nga xam ni moom nag nee na loolu sax moo ko gënal parce que au lieu muy may nit ki jën bis bu nekk mu jàngal ko nu muy nappee moo ko gënal donc mu nekk ki nga xam ni vraiment jàmbaar la te yaakaar naa ni façon nit yu mel nii bu ñu leen amee ci réew mi donc ay champion je pense que ñàkkum liggéey bi dina wàññeeku bu baax a baax. am na solo Alaaji Ngañ liggéey boo ko maf ñandoo rek indi erreur moom dafa jël fas yu teg ak ay tegam ak yëpp war ko bu rafet waaye kële ñëw di liggéey ba ci yàgg xëy suba maf ñandu fas wi maf ñandu doo li ngay dox du gudd xam nga luy maf ñandu war fas sa tegoo amul teg
boo bëggee toog mu tëla loolu indi erreur livreur bi sàcc na sama nangam parce que amul adresse nit da ngay nekk ci wërsëgam di ci liggéey di ci am carnet d'adresse gorel te boo teeyee di nga am li mu am di nga am lu ko ëpp est-ce que parce que confiance bi ci lay gën a bari ci yow waaye am nga carnet d'adresse su patron bi rek da nga koy suturé jaar ci suuf di livrer ji dem sa benn grand lebal la benn cak-cak nga beru defe ne am nga entreprise amoo entreprise liggéey bari na fi Boubacar mais ci pëccoxoo lañ ko bëgg a def mais liggéey bi bari na fi ci dëkk bi loo gis liggéey la waaye bu ànd gis nga jaayu këriñ jaay këriñ gii waaw kan moo dul taale këriñ li gaz di am yëpp këriñ gi mënoo ñàkk mais organiser wuñ ko par benn ni tey dem te pourtant mënoon nañ ko organiser ba mu am ay livraison yoo xam ne dafa am ñuy dugg ci koñ di livrer sax këriñ di livrer sa nangam liggéey yi bari na dañ ko organiser wul jëmm ji ku def ni moom ci lépp nga organiser ko ñii réussir dina bari waaye Boubacar laay liggéeyal mu ngi may yónni fii su ma dee wut fa adresse nangam roy du nur ak pire roy du niroog pire mais Ngagne Diagne lu mu ko waxee noonu la xam nga déjà kii dafa def benn entreprise bi nga xam ne tout est structuré avec des finances mais moom dafa jàng moo tax ak ay financiers ak lépp mais yow boo ñëwee foofu mu jël la ngay liggéey ba si kanam nga jéeg-jéeg saa yi beru fooga nga ni carnet d'adresse boobu nga am di nga si mën a tabax sa daara mais c'est pas la même chose parce que déjà yow tu es en individuel benn moto nga yor di liggéey cela veut dire que boo feebaree sa liggéey bi day taxaw mais moom mii tey kenn ñaan ko yàlla bu feebaree entreprise bi day continuer di liggéey parce que daf ko structuré y a des gens aussi compétents que lui yi nga xam ne ñoom lay liggéeyal donc moom bu fi nekkul sax ñooñu dina mën a def liggéey bi donc je pense que ni ñuy wax rek roy duñ roog pire quoi réflexion bii di ñëw lan moo waral livraison dox ci réew mi loolu lu ñu war a càmbar la tamit xëy na embouteillage yu bari yi nga xam ne moo amoon ca jamono yee nga xam ne dañ doon defar ndakaaru di defar VDN di defar pont yi di defar yi dar kenn mënatul dem fenn ak ñawkat yi nga xam ne dañuy ñaw ba pare war a yóbbu ñaw nit ki war a ñëw jël si ñaw yooyu yëpp ay réflexion yu ñu war a pousser la ak aussi ñàkkum temps bi aussi ñàkkum temps bi yooyu yëpp xat-xat embouteillage bi déjà mooy premier axe bi ñu war a njëkk réfléchir jërëjëf di la gërëm Mame Abdou Gueye Kassé bu baax moom nga ne mi ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Samb. Cheikh Ahmed Tidiane Samb moom moo créé cak-cak voilà donc en 2013 la ko créé 2013 gannaaw ba mu jàngee France ba ñibbisi waaw jërëjëf Alaaji Ngagne ñoo ngi lay gërëm maa ngi lay fay Boubacar di la gërëm di gërëm technicien yi yëpp di ñaanit la ma ubbee woon rek yàlla dolli jàmm ci réew mi jàmm Sénégal amiin dolli ko Mali bi nga xam ne tamit dañu feggoo te fitna am fa xam nga Mali dañ ko bëgg def lambi golo nag baaxul cim réew dëgg la ku jóg daanu déedéet am réew dañ koy tabax tey muñal ka kay tabax loolu nañ ci gën a taxaw parce que amuñu doole Afrique amul doole bu dee dañuy diviser wu toujours nag ak di reyante suñu biir loolu baaxul ci Afrique te it nañu ñaan yàlla feebar bi jóge fi ñu dugaat ci activités yi waaw di la gërëm di la sant di wax ne xam naa kii boobu dañ ko gën a traité ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci tànn pour clôturer waxtaan wi nga xam diggante boobu pour mën a demaat ci beneen pàcc di la gërëm di la sant incha allah